9h01 mooy doog a jot mbokk yi mbaa jàmm ngeen fanaane ca fajar ba tey ñu ngi àndandoo ak yéen ñu ngi leen di ñaanal jeudi bu neex ci télévision Futur Média ak fu ngeen mënti nekk ñu ngi rafetlu seen àndandoo ak ñun gërëm suñu partenaires yëpp ca kanam daañu waxtaan ci seen i mbir ndax ñoom ñoo ñu jox confiance. Je rappelle que suba ci la ñuy célébrer li nga xamee ni moo di bis bi ñu jagleel poste loolu moo tax carte yooyu lee boobu ba tey ma leen ci wax te mu tudd carte poste cash c'est des cartes bancaires ay carte visa la carte yooyu le nag tey naa ci maye lu bëri te bu ci nekk naa ci dugal lu toll ci juróomi junni. Alors ñu ngi leen di xaar ci benn numéro de téléphone muy 88 628 22 22 merci numéro baa ngi affiché wu noonu ci suufu écran bi bu ngeen teelee wootee di ngeen bokk ci ñi njëkk a séddu ay enveloppe yu duun yoo xam ne bu ci nekk def na 25000 yéen la ñu ko jagleel kon yaboo ngeen daas fanaanal comme on dit souvent les temps sont durs donc profitez-en yeewu leen moo leen di dimbali ci yu bëri ba noppi itam di leen bégal teg ci di leen teral donc enveloppe yooyu lee mu ngi tegee ñu àndandoo ci ak poste cash ñu ngi leen di xaar kon ci téléphone bi ci 88 628 22 22 dañuy jàll ci li ñu digg woon ak yéen bokk ci prix bii ñu tuddee entrepreneuriat numérique féminin kii a ay dara lañ ci àndal alors kii a tey nga fas yéene jàkkaarloo ak ki nga xam ne ni moo di madame Rokhaya Solange Ndir moom nag mooy chef de service RSE bu Sonatel. exactement Pape Cheikh donc tey Sonatel dafa dafa am benn initiative bu am solo boo xam ne daf ko jëmale ci jàppale jigéen ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu entrepreneuriat boo xamante ne mais dafa dem ci wàllum TIC. donc tey ñu am mooy jumtukaayu xarala yu bees yi. exactement nouvelle technologie comme on dit. voilà donc ñu dalal tey madame Rokhaya Solange Ndir bi nga koy mu responsable donc RSE Sonatel. Bonjour madame Ndir. Bonjour Kia. alors lu ñu lay njëkk laaj tey mooy lan mooy prix Sonatel boobu de l'entrepreneuriat numérique. waaw effectivement prix Sonatel de l'entrepreneuriat numérique féminin Sonatel moo ko lancé le 15 septembre et ça va aller jusqu'au 31 octobre inchallah boo gisee ñu lancé prix boobu dans le cadre d'une stratégie de responsabilité sociale d'entreprise dafa am stratégie boo xam ne ñi ngi koy déployer pour encourager jigéen ñi nga xam ne ñi ngi yëngu ci entrepreneuriat pour ñu créer ay entreprises créer ay structures ci domaine numérique donc loolu moo tax ren ñu déployer prix boobu te ñi ngi xaar ay jigéen ñu bari ñu participer si incha allah am ngeen ay partenaires yu leen di accompagner ci événement boobu waaw effectivement am nañu ay partenaires yoo xam ne ñoo bokk ci écosystème numérique bi tey muy ADPME muy CETIC muy Jocolabs muy ONU Femmes muy Optique Jigéen Tech ak Microsoft c'est-à-dire entreprise yi nga xam ne tey ñoo nekk ci écosystème numérique boobu ñoom nañuy àndal pour déployer prix bi mais lan la ñuy gagner ci concours boobu noonu waaw prix yi nag effectivement montant yi c'est assez conséquent premier prix bi c'est un montant de 10 millions ak benn yaa ko 10 millions effectivement ak un an d'accompagnement le deuxième prix c'est un montant de 5 millions troisième prix bi c'est 4 millions donc xalaat nañ ni looy dina encourager jigéen ñi pour ñu participer ci incha allah jigéen ñi léegi baal ma de ñu ngi yëngu bu baax ci wàllu entrepreneuriat mais man dama bëggoon xam nan lay demee jigéen bu ibbi table la rek noonu créer entreprise am bu ndaw wala jigéen bu créer ay site internet dama bëgg a xam ci nu mu gënee leer parce que bëri na ay jigéen yu ñuy seetaan bëgg a entreprendre wala di entreprendre boobu ba tey bëgg a bokk ci concours bi soit yëguñu ko wala xamuñu exactement lu muy wundu concours boobu. effectivement Pape Cheikh ni nga ko waxee jigéen boo xam ne am na entre 18 et 60 ans. am na nekk chef d'entreprise. entreprise boo xam ne day yëngu ci numérique. xaw ma ni nga ko waxee ci wolof nag. voilà am na noo ko waxee ci wolof. numérique waaw mooy jumtukaayu xarala yu bees yi ñoom ordinateur internet ak affaire yooyu parce que man je pensais et on dit souvent avec kii ak jigéen bu ibbi taabalam jaay batañse ak uul sax entreprise nga yor mën nga dem ba ibbi usine uul wala usine madd mais bokkul ak entrepreneuriat boobu waaw volet boobu am na beneen programme boo xam ne ñu ngi leen koy jagal dina leen wax bu ci kanamee mais prix bi jigéen ñi nekk ci entrepreneuriat numérique nañ ko jagleel donc pour participer yomb na da ngay connecté wu internet da ngay yónnee sa dossier orange.sysit.sn/penf PENF donc je répète orange.sysit.sn/penf PENF boo ci connecté wu rek di nga gis formulaire bi ak document yi nga war a yónnee pour ñu jël sa candidature mais lu tax jigéen ñi waaw jigéen ñi kii yaa ni nga ko xamee jigéen ñi tey ñi ngi représenté 50% population sénégalaise te macha allah dañu xarañ. dëgg la entrepreneuriat bi bëri te xarañ waaw dañu bëri te xarañ. mais
arrêté te bëgg a defanteeg góor ñi waaw. ñoo développement rek parité xaw ma carité waaye en tout cas jigéen ñi bëri nañu. parité boobu ngay wax sax Sonatel ñu ngi ciy yëngatu. parce que am nañu programme bu tudd Hifoshi. boo xam ne ONU Femmes moo koy déployé pour seet naka la góor yi di jàppalee jigéen ñi. Très bien. donc comité direction bu Sonatel signé na ko il y a quelques jours. et direction bi ci boppam dafa engagé wu pour que à horizon 2020. Sonatel am parité c'est-à-dire 50% jigéen 50% femmes. góor pardon. voilà donc ñu xalaat ni xëy na TFM dina egg foofu. loolu moo lay wan ne ñoom. jigéen ñi rek ñu leen soxla nee na 50% jigéen 50% femme. fàtte góor ñi. dañoo gëm seen teenoo tege voile wala lu musul. non ñoo ko bokk. waaw yéenay ànd parce que je reste convaincu que seen càmmin yi ñu ngi leen ciy dimbali. bu baax da nga lim léegi ci seen i partenaire Jigéen Tech ñoom gis nañu concours yi nga xamante ni ñu ngi koy organiser ay jigéen di créer ay plateformes ci internet bi di créer ay applications ci internet bi et qu'on se rend compte qu'il y a duñu bàyyi ñu fenn que jigéen ñi ñu ngi gën di góorgóorlu surtout ci wàllu nouvelle technologie yooyu noonu di créer ay mbir yoo xamante ni d'habitude góor ñi lañ doon gis ñu koy créer ci internet bi. exactement Pape Cheikh jotoon nañ daaw je pense que ci siw yeewu leen ci wàllum santé. ay jigéen yoo xam ne dañu créer benn application boo xamante ne dafay jàppale les femmes enceintes. ci maternité yi pour rang yi bañ a yàgg pour ñuy mën a suivre seen carnet de vaccination yeeg yooyu. te mu nekk lu am solo. xam nga yenn saa yi peut-être góor ñi dañuy fàtte tam bu ñuy lijjanti rek ña ngay xalaat ci technologie yoo xam ne peut-être day concerner góor ñi. mais comme yàlla tam ñun may nañu xam-xam ñun jigéen ñi. dinañ xalaat ci loo xamante ne dafay dimbali jigéen ñi. qu'on a reçu je pense aussi dans cette émission quand on parlait technologie ci yeewu leen bi ñu ñëwoon di expliquer nii dañu créer application boo xam ne daf lay permettre je pense nga xam marché yi ak prix yi. lii lan ñaata lay jar ci tel ou tel marché donc genre jigéen yooyu noonu ñoo mën a bokk quand même ci concours bi Sonatel Tech pour ñoom. effectivement jigéen ñoo xam ne ni nga ko waxee comme ay Jigéen Tech ñi ngi yëngu ci mbirum nouvelle technologie. waaye wax nga loo xam ne tamit am na solo am na jigéen ñoo xam ne xëy na amuñu accès nouvelle technologie. waaye ñi ngi amee seen entreprise. dëgg la te loolu ñi ngi ànd ak ñoom ci suñu programme de promotion du consommé local. am nañu programme boo xam ne entreprise GIE yoo xam ne ay jigéen ñoo fa nekk. dañuy def transformation de produits locaux. dañ leen di jàppale pour seet naka nañu mën am visibilité. en général pour seen produit ak communication. ba nga xam ni sénégalais dinañu gën a utiliser produits locaux yi maa ngi gis ni effectivement ci plateau yi am na produit comme Sophia yée nga ciy yëngu voilà. alors madame Ndir bu weesoo prix bi nga xam ne moom la ñu jagleel jigéen ñi ci entrepreneuriat numérique est-ce que am ngeen yeneen programme wala yeneen activité yoo xamante ne dañ ngeen ko jagleel jigéen ñi toujours. waaw en dehors de programme Hifoshi bi ma wax am na benn programme boo xam ne ñi ngi koy préparer pour fin d'année bi pour lancer développer benn offre pour jigéen ñi et surtout Orange Woman boo xam ne pour promotion produits locaux parce que ni ma la ko waxee boo xoolee GIE yi def transformation ñi ci ëpp ay jigéen la. waaw bëri na ñi ci ëpp ay jigéen la donc ñi ngi seet naka la nouvelle technologie yi di leen di jàppale ba nga xam ne dinañu gën a am autonomisation te aussi seen chiffre d'affaires dina yokk incha allah. Inch'Allah. Vous avez d'autres questions? Voilà, je pense que c'est intéressant. En tout cas li ma bëgg a xam rek peut-être mooy am na bu ñu demee ci site bi nga joxe léegi nii mën nañu xam naka la ñuy inscrire y a-t-il un numéro de téléphone comme man damaa bëgg facilité man ay wootee ma gënal. mais comme Pape Cheikh dañuy wax ci TIC quand même man je conseille jigéen ñi dem directement ci page boobu bu fekkee xam nga comme man dañuy def téléservice dañuy bëgg kii seetaan sur le coup mu jël téléphone portable am woote am ay information yu gën a yaatu jëm ci prix boobu noonu. c'est vrai effectivement waaye mais bu connecté ci internet rek bu defee orange.sizit.sn/penf PENF dina am information yëpp mu yónnee candidature. d'accord je pense que c'est très clair. c'est clair merci madame Ndir. merci à vous. voilà ñu ngi lay gërëm bu baax Kya Aidara tey li ngeen di am na solo jëm ci prix boobu la ñu tuddee prix de l'entrepreneuriat numérique féminin Sonatel jagleel ko jigéen ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu nouvelle technologie mooy jumtukaay xarala yu bees yi ñu gërëm bu baax madame Rokhaya Solange Ndir alors 9h10 mooy doog a jot Alfie ana dog yi mbaa mu ngi gos yi. waaw mi ngi gos de Pape. ibil ma xool ibil tuuti ubbil suñu yëf waaw kay ma ngay saxaar. donc voilà. mais man juste le temps que nga doon lan lay toggee tey.
nga doon jàllale ah. tagine bool bi mi ngi tudd tagine. Wil Mado. Maroc la jógee. ok d'accord. jot naa ci gëstu. elle vient d'arriver moo tax. ah d'accord donc Pape Cheikh comme sànq dëkk la jógee. sànq niñ ko defee woon def nañ ci ay dés de tomate. maanaam tomate farcie boo xam ne dañ ko xolli daggat ko pour boo koy lekk bañ a daj ci xollit yi. donc sànni nañ ci itam ay pruneaux muy ay pruneaux secs yoo xamante ne am na sur le marché. comme ni ma ko waxee sànq benn plat la bu sucré salé. donc da ngay jël lu salé ak lu sucré boole ko. on a mis un peu de miel def tuuti. c'est comme buñ dee cere ba def ci tàndarma ak yooyu. ba def ci tàndarma donc def nañ ci tuuti miel donc tuuti lem donc def nañ ci tamit tuuti suukar Pape Cheikh. donc dañ koy bàyyi nii muy mijoter. donc ba nga gis ni dogu soble yi ñu ci defoon sànq. gis nga ni yëpp seey na. say dogu yàpp bàjj bi. donc gis nga Pape Cheikh lii lañ koy bàyyee mu mijoter. il faut rappeler que il faut mu am sauce dafa war a am sauce par boo xamante ne ci ngay sauce mburu bi. di ko lekk dafa cu yàppe. tout à fait mën nañ ko waaye Pape Cheikh li ma ci jaaxal mooy cu day xonq. ba dafa maa nuru dafa ma ko nuru daal. waaw Pape cu nag day xonq nag te li xonq. d'accord kon dafa yaasawe. dafa yaasawe waaw dafa yaasawe. un peu curry parce que épice moo tax. dafa yaasa yàppe ci biir. boo déggee ñu ne curry fii mooy plat boo xam ne yaasa boo xam ne dañ ciy def curry. d'accord curry boobu. waaw curry boobu moo tax Sénégal curry la ñuy wax. moo tax Sénégal naan curry. d'accord naan curry mais épice curry. tout à fait épice curry xam naa comme curry bee xawoon métti rek ñu ne curry. donc da ngay jël épice boobu curry def ko ci yaasa moo lay jox curry ñun suñu plat. donc Pape xaw ma ndax dañuy dem xool Sofia bi ñëwaat. waaw noonu nga ko bëgg. waaw ay ca kon ñu xool Sofia bi aywa ñu dem xool ay ca demal. bi ci vitamines yu bëri la ñu àndal moom la Alfie di toggee léppam. waaw voilà c'est lépp moom moo koy toggee bi may rosi tagine bi sax da nga koy Sofia. tout à fait boo defee sa somme bi ba mu ñor da ngay jël benn kuddu Sofia def ko ci Pape. moo lay may grain yi détaché wu. ba pare nga am. c'est beau waaw. donc lii nii. vraiment c'est beau. dañ ko rosi Pape Cheikh ak beurre Sofia. parce que dañuy éviter dawlin bi. xam nga des fois mën nga ubbi sa placard ñëw fekk sa dawlin jeex. c'est beau. donc mën nga jël sa benn kuddu Sofia wala sa ñaari kuddu Sofia Pape Cheikh reciwee ko. ñun jeexal nañ kare lii bi ba pare jarul ngay yekk. y a rien de tel donc Pape Cheikh comme ni ñu ko waxoon cuisine marocaine. Maroc des fois nga dem ci seen marché yi Pape gis ni ñu étaler seen ay fruits secs. li ci abricot li ci pruneau li ci ay noix li ci ay amande te jaru fa dara mu nekk ay produits yoo xamante ni c'est très riche en fibres. parce que ay pruneau wala ay abricot sec bokk na ci ay légumes yoo xam ne dañ ko séché naturellement. donc boo koy lekk daf lay jox benn genre transit boo xamante ne dafay génne lépp luy impurité ci sa biir moo tax di ko consommer. jënd sa benn sachet pruneau wala sa benn sachet abricot def ci sa sac. donc soo xiifee nga jël ci benn wala ñaar surtout pour les enfants donc c'est benn nutriment boo xamante ne dafay servir de transit. après pruneau boobu noonu man souvent quand je pars ailleurs il paraît que bu fekkee da nga serré par exemple. mën moom laa la wax dafa am dafay def transit da koy daw dawee. waaw da koy moo tax moom la la laaj ci tubaab da koy daw dawee. moo tax ma ne la damay def c'est des fruits yoo xam ni. da koy daw dawee. boo ci lekkul lu bëri Pape boo ci lekkul lu bëri. boo ci lekkul lu bëri kenn waxul nga jël mbuus mi yëpp lekk ko. ok mais le matin nga jël sa ñaari pruneau sec wala sa ñaari abricot sec lekk. ça fait du bien. donc ça dégage tout ce qui est. da koy wàccee impur day génnee maanaam lépp lu. da koy jaljale. donc Pape presque suñu tagine pare na. fi may ñu tamit ñu wax yu tamit. waaw presque sa togg bi moom émission bi yëpp la. donc déedéet du émission bi presque pare na Pape. comme ni ma ko léegi dama koy tëj bàyyi ko ci taal bi muy gos. donc suñu paree ma wala produit fini bi naka lay mel. tey kenn du déglu mais quand même. merci tamit oui tu disais. ñu mës a jënd carton pruneau kër ga ma jël plat bu mag teg ko ci véranda bi yeewu gisatuma pruneau ma woo xale yi ne leen ku lekk prune yi ñoom ñëpp noppi man leen amul problème fii ak ngoon dinaa xam ku ko lekk mais nag jékki-jékki gis leen ñoom ñëpp ñuy jàmm. 1 dans le 12 2 dans le 12 troisième bi attendre le premier dans le 12 allez donc tagine bi ñu ngi xaar mu pare comme ça on va déguster paa yi nag xamoo ndax dañoo jabet xamoo lu leen dal nga leen bàyyi laax yi nga leen di toggal vendredi. bàyyi naa ko dañoo diabétique de bàyyi naa mais boo moytul nag day baissé. boo moytul laax yi dañ dellu si. mais est-ce que am nañ bëñ pour yee yeneen yi. Assane Gueye amul bëñ moytul paa yi dañoo diabétique. bijou naa la xarit ngeen. naa la boole damay laaj rek. allez on poursuit 9h16 mooy doog a jot on va parler maintenant chimie ak bijou tey dañoo bëgg a découvrir yi nga xamante ni daf ñuy intéresser souvent ci wàllu science et que bu ñu amee produit fini yi on a tendance à se poser des tas de questions concernant yooyu
yooyu nga xamante ni dafa jóge ci wàllu chimie wala ci wàllu science. Alors aspirine par exemple lan nga ñu ci mën a wax. nuñ koy defaree alors aspirine Pape Cheikh déjà wala ñuy commencer dañuy wax que ci médicaments yi ñuy gën a jaay ci monde bi la bokk. Antidouleur bopp buy metti wala biir buy metti. Et pourtant utilisation on peut dire que ça remonte à l'Égypte ancienne. Parce que égyptiens yi dafa amoon benn garab bu ñu doon baxal bu tudd saule. di ko naan muy faj seen ay douleur. Du coup scientifique yi dañu séparer molécule garab boobu. pour xool ban moo ci molécule active. molécule active mooy molécule bi nga xam ne moom mooy faj maladie bi. ci garabu olof yi ñuy am yëpp. am na ci molécule boo xam ne mooy molécule active bi. donc bu ñu koy isoler dañ koy synthétiser. d'ailleurs moom benn scientifique allemand moo ko njëkk a synthétiser. mais kenn gëmu ko woon. papaam am rhumatisme mu faj ko ci ñu defar licence bi. donc pour fabriquer li ñuy tuddee non scientifique aspirine acide acétyl salicylique la. D'ailleurs boo leen xoolee seen boîte à aspirine yi dañ koy bind ci suuf. dañu demoon à l'université Cheikh Anta Diop rencontrer le docteur El Hadj Alioune Fall pour mu defaral ñu synthèse aspirine début ba fin naka la ñu koy defee mu doon lu yomb loo xamante ne après dama ko laaj sax lan moo tax Sénégal nekk ñu di ko defar. donc mun nañ xool synthèse aspirine ñëwaat. durée bi 1h30 2h et yomb na synthétiser boo amee produit commercial bu ñu naan l'acide salicylique donc moom la ñuy déparer produit commercial la dañ koy jënd ak beneen produit bu ñu naan réactif bu ñu naan acide anhydride acétique donc ñoom ñaar la ñuy jël boole ko. dañuy peser d'abord l'acide salicylique bi une certaine quantité de l'acide salicylique et une certaine quantité de bi liquide la moom dañ koy mesurer à partir de l'éprouvette donc anhydride acétique bi ci loolu la ñuy commencer.
voilà mu nekkoon docteur El Hadj Alioune Fall on a fait un petit voyage jëm ci naka la ñuy defaree aspirine chaque jour ji dañuy tukki xool naka la ñuy defaree yooyu nga xamante ni ñun dañu koy jëfandikoo te xamuñu naka la processus bi. en fait on explique par la science li nga xamante ne mooy xew ci sa vie. lan moo tax sa karaw yi baramu lan moo tax peru bët mel nii par biologie wala par chimie chaque jeudi dañ koy def. donc moom tey daf ñu wanoon aspirine ni ñu koy defaree bi mu paree dama ko ne mais lii yomb na lan moo tax Sénégal ñun duñ ko defar fii. pour jaay ko au lieu ñuy dem di ko jënd. mu ne ma que souvent fii scientifique yi problème bi ñuy am mooy problème de moyens parce que d'habitude da ngay gis ay laboratoire yu mag wala ay groupe yoo xamante ne dañuy defar ay garab comme Pfizer par exemple. jël benn scientifique financé ko pour mu def recherche. parce que boo gisee docteurs yi nekk en chimie wala en biologie yëpp c'est tout le temps des chercheurs. donc dañuy seet pour xam ndax garab molécules yi buñ ko boolee est-ce que dina mën a faj lii. te loolu ça coûte cher produits chimiques yi dafa cher d'ailleurs de mi ngi ma ciy wax benn boo xam ne 100 grammes yi 180 000 lañ koy jëndee. donc c'est très très cher. te moom ni mu ko defaree nii après dinañu xam ni am nañu ay borom xam-xam yu ko mën a defar fii Sénégal mais duñu defar aspirine. duñu defar aspirine moyens yi moo manqué benn laboratoire mënoon na ñëw wala benn entreprise jox leen xaalis ne leen defaral leen ma aspirine. ñu mun ko defar fii d'ailleurs bi mu synthétiser ba pare produit bi mu gardé. mi ngi may wax duma ko sànni parce que dañu nekk di rechercher actuellement produit yoo xam ne triazole lay am maanaam ñetti azote. parce que xalaat nañ ni mun na faj tuberculose. xalaat nañ ni mun na faj même maladie yi nga xamante ne ay virus moo koy joxe comme sida. actuellement benn étudiante thésardam ci loolu lay def recherche. d'accord c'est comme période bi nga xamante ni Ebola lëmbee woon na Afrique y a eu beaucoup de spécialistes africains yu dajaloo woon pour jéem a wut solution. génne garab au moins mën na rey virus bi parce que dañoo sonn ci tubaab yi. gënuñu ñoo miin suñu continent bi. dañu defaral ay garab fekk am na ay borom xam-xam yi fi nekk peut-être ñoom dañu ëpp moyen. mais est-ce que état bi am na accompagnement yu mu ciy def wala ay yoo xamante ne prévoir na ko dans l'avenir waxtaan ceeg ñoom pour jàppale leen. alors ñoom pour l'instant c'est juste xaalis bu ñuy jël pour jox ko université bi. pour que ñu am ay produits chimiques yoo xam ne étudiants yi ñoo koy jàngee. mais même loolu parfois du mat parce que nombre d'étudiants yi dafa yokk. chiffre bi ñu doon xalaat pour université bi daf ci yokk donc scientifique yi day gën a yokk. finalement bu ñu def expérience dañuy xool produit yi nga xamante ne moo gën a moins cher à avoir sur le marché. pour defloo ko étudiants yi alors que chimie wala bépp matière scientifique pratique lay laaj. voilà mu ngoog en tout cas am na solo ñu ngi lay gërëm bu baax Bijou si jëm ci wàllu science ak ni ñuy découvrir mbir yi après tu me diras lu tax bopp di rëy. li tax sa bopp bi rëy lu tax sa bopp dañuy desandi ci mouvance boobu puisque rapidement nous allons parler dépistage recevoir ki nga xamante ni moo di Moustapha Coulibaly alors Moustapha Coulibaly nag moom dafay def lu bëri ci wàllu humanitaire am na bis boo xamante ni ñoo ngi ko jagleel dépistage mu nar a am ca place du souvenir Moustapha ñu ngi lay nuyu gërëm la ci sa teewaay tey ci Yeewu Leen bi alors wax ñu ci programme bi nga xamante ni yéen a ngi koy waaj a amal ca place du souvenir. oui bonjour jërëjëf Yeewu Leen. ñun dañu lëkkaloo ak ministère de la santé. LISCA ak cabinet ministère bi. pour amal ay journée de consultation gratuite. place du souvenir. donc dañuy def ay dépistage cancer du col de l'utérus, cancer du sein, mais dañuy def aussi consultation gratuite cardiologie et aussi médecine générale et gynécologie. D'accord. Donc depuis le premier ñu ngi ci li ñu tuddee octobre rose jigéen ñi surtout ñu leen di jàppale ci xeexu cancer du sein xale yi tamit ñu ngi xeex cancer bi nga xam ni sonal na leen alors lan moo sabab ngeen jël bis boo xamante ni da ngeen di jàppale ay nit ñu ñëw def dépistage. Donc ñun Médicaux Solidarité on avait prévu de faire ay week-end bu nekk ci mois d'octobre bi. ñuy dem dëkk bi Sénégal. yëpp pas seulement Dakar. pour offrir des soins. ci population yi en général surtout les plus démunis. et entre-temps ministère de la santé ñoom amoon nañu seen programme. donc ñu invité ñu en partenariat ñu lëkkaloo pour précisément
tey jii suba ak samedi. mais en outre ñun on a prévu d'autres étapes tamit comme Saint-Louis. le 22 ak le 23. octobre mois de pour Saint-Louis. yu ñuy def consultation gratuite encore. d'accord naka la bis bi nar a demee ak ban bis la exactement parce que bëri na ay sénégalais yoo xamante ni ñoo ngi ñuy seetaan bëgg na ñoo xam dañuy ñëw ñu consulter leen dépister leen te duñu fay dara. waaw bien ça. donc dañuy consultation bi c'est gratuit. tamit médicaments yi gratuit services yi liés à suivi consultation bi. tamit c'est gratuit. dépistage yi par exemple. nit ki soxla rajo après. day loolu ci partie programme ministère de la santé rek. day dem fan. ñun dañuy def dépistage bi dañuy def consultation yi médecin ou LISCA yi dañ fa nekk. ñun suñuy médecin ou médical solidarité dañ fa nekk tamit ak suñu équipement. donc dañuy équiper unité mobile u ministère bi. médical solidarité moo ko équipé ak ay échographe ECG. colpo en plus. et dañuy indi tam suñu médecin. et d'autre part LISCA tamit dañuy ñëw indi seen équipe ak association des femmes médecins du Sénégal. loolu mooy pour journée tey ak suba. kon tey la commencé. tey la commencé tey la commencé. je pensais que du tey sax pour man ay suba gannaaw suba affaire yooyu mais tey ku dem place du souvenir mën nañ la defaral yooyu yëpp gratuitement. saytu la xool sa yaram. am yu ñu la digal te doo fay dara. c'est intéressant ah. franchement surtout dépistage bi. ak cancer waaw. loolu moom rëy na waaw. également c'est important. d'accord c'est à partir de quelle heure. donc c'est à partir de 11h. À partir de 11h. Suba, ça sera à partir de 10h. D'accord. Samedi, du am dépistage, mais dina am consultation gratuite, cardiologie, gynécologie, ak médecine générale. D'accord donc cardiologie gynécologie ku ci ñëw doo fay dara association bi association la wala wax ñu tuuti ci say activité lu tax boobu ba tey parce que yàgg nañu dégg ay exemple ci yow nga yëngu bu baax ci wàllu humanitaire. waaw ñun Medical Solidarité ONG américaine la. Nous sommes basés dans l'État du New Jersey. Depuis 23 décembre 2013. ci la ñu commencé suñu activité au Sénégal. Très bien. Donc on a fait pas mal de journées de consultation gratuites. Et nous delluwaat ci wolof bi. commencé nañu dérouler ay programmes yu bëri. donc autour de la santé mondiale ce qu'on appelle c'est pas une traduction exacte ce qu'on appelle global health. donc si loolu la ñuy yëngatu. donc am na yenn programme qui sont axés si jigéen ak xale. jigéenu biir. ak xale buy soog a judd. te tamit am nañu programme bu ñu déroulé temps yi ci toxicomanie. te lëkkaloo en même temps ci programme boobu ak COCAD. mooy coalition anti-drogue. Très bien. léegi ñun am nañu partenariat ak université de médecine bu nekk New Jersey. muy Rutgers University. yoo xam ne dañuy indi ay élèves médecins américains ñu ñëw fii comme mois de juillet. organiser nañu ay journée foofu. organiser nañu aussi ay activités culturelles socioculturelles pour yee jeunesse bi. pour wane nekk en fait am na communauté yoo xam ne dañu am problème mu drogue. que nit yi ku nekk jàpp si. donc on a organisé des tournois de foot on a organisé des conférences. et puis on a amené des étudiants américains qui sont venus en tant que volontaires. en partie à nos activités. et donc si yooyu la ñu continuer am na beneen partie boo xam ne dañuy développer tamit ay partenariats ak peut-être plus tard université de médecine bi fii comme ça ñuy mën a xool ay professionnels de la santé yu ñu yóbbu foofu. pris en charge pendant 2 ans ñu reformer waat leen. ak benn condition boo xam ne dañu ñëw dellu si waat. liggéeyal dëkk bi. donc yooyu yëpp bokk na suñu programme. d'accord kon tey suba ak gannaaw suba mën nañ leen fekk am ci 3 days yi ñu fekk leen foofu noonu nga xam mooy parce que di nga mën a comprendre déggul wala bu baax am just ku ñëw ci 3 days yooyu dina la mën a fekk place du souvenir pour ñu def consultation ak gynécologie. il comprendra mieux. mën na ñëw def gynécologie ak dépistage. place du souvenir ci 3 days yi. bu ñu ko defalalee bu fekkee amuloo benn malade yi mën nga enjoy after boo ko jógee.
waaw you know what I mean. donc comme ni nga ko waxee rek. comme moom mooy américain bi quoi. yow itam yàgg Amérique yi xamoo leen ak ñoom yàgg France yee yam lii ñu ne ah mais moi je comprends pas ah non je blague en tout cas ñu ngi lay gërëm ci initiative bi ngay jël on nous a tellement parlé de vous ci li ngay def ci wàllu humanitaire ak partenariat yi nga xamante ni yaa ngi dem ci dëkk mel ni Amérique di leen jël di leen indi fii pour ñu jàppale sa waa dëkk ñun yooyu la ñu bëgg moo tax dañuy bàkkoo ni sax dañuy def téléservice quand on voit des gens comme vous bu ngeen ñëwee ba expliquer loo xam ne ni dafay jëriñ Sénégalais yi on vous invite sur le plateau donc rendez-vous tey à partir de 11h ku ñëw foofu di nga mën a def dépistage wala gynécologie pour ñi nga xamante ni ñoo bëgg xam cardiologie pour ñu ngeen mën ko xeexal parce que am na ay docteurs yu jógee New Jersey pour jàppale leen am mais am bi ngeen wax yéen ñu jógee Amérique amulal la am. en fait am c'est Amadou Ndiaye. Non, c'est un cours pour dire I mean. Ok. Donc c'est contracté. Donc voilà. Thank you so much. Thank you very much. ñu ngi lay gërëm bu baax. It's my pleasure. Ok. Merci mu ngi tudd Moustapha Coulibaly donc tey ñoom dañuy organiser ca place du souvenir. Dépistage cancer consultation cardiologie gynécologie gratuit fii ba samedi 9h34 alors bien-être Mado pour ay bis yu bëri nee na pàccam daf ko jagleel góor ñi parce que boobu ba tey mu ngi ci jigéen ñi seen i greffage yi ngeen xewal seen couleur yu tendance mais tey dafay commencer ay paquets yoo xamante ni góor ñi la ko jagleel on va démarrer avec les barbes. voilà naka la ñu koy toppatoowee yenn saa yi nga am sa barbe mu lemu mbaa mu baramu yooyu yëpp du baax Mado va vous donner quelques astuces yoo xamante ni ça peut vous apporter ou ça peut nous apporter beaucoup de bien. Effectivement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek tey on va parler de l'entretien wala comment nañuy entretenir li nga xamante ne moom moo di yéen seeni barbe nous on n'en a pas voilà parce que yéen daal da ngeen néewal lu bare mais dafa am yu bare yoo xamante ne quelques astuces yoo xamante ne boo leen ko toppee dina leen mën a jàppale déjà comme ni ñu koy waxee rek dafa am benn tendance de coiffure wala tendance de coupe ni ngeen di watee seen bopp yéen góor yi je sais pas si Adja elle a la photo mu jàllale ñu donc style bi la nga xamante mu xew torop donc ce qui veut dire que da ngeen di bàyyi waaw da ngeen yow war nga wax rafet na yow léegi bijou yow war nga wax rafet na léegi da ngay ne miig te déglu ma wax voilà donc boo fi apprécié te waaw yow waxal ba sax donc comme bu ñu ko waxee waaw c'est la dernière tendance bi nga xamante ne moom la ñuy wax au niveau de la coupe de la barbe donc tendance la mais quand même ce qui veut dire que dañu war a laisser pousser li nga xamante ne moom moo di suñu barbe mais nag pour nga laisser ko mu pousser donc vraiment il faut nga am benn technique boo xamante ne moom ngay def déjà ci li ñuy njëkk wax rek mooy bu fekkee da nga pousser li nga da nga bëgg xam da nga bëgg laisser pousser li nga xamante ne moom moo di sa barbe Pape Cheikh am na ay astuces yoo xamante ne mun nañ ko jox nit yi parce que parfois on a l'habitude de dire qu'il y a des compléments alimentaires yoo xamante ne nit yi mun nañ ko lekk parce que am na ñoo xamante ni dañu koy bëgg mais amuñu ko wala duñ ko am moom laa la doon wax sànq comme par exemple tonton Mac donc on peut lui donner une astuce très simple et que l'on trouve partout dans les marchés comme par exemple mooy l'huile de ricin parce que huile de ricin yàgg naa ko wax comme ñun bu dee jigéen bu fekkee ne dañoo bëgg faire pousser nos sourcils donc ñun dañ ko utiliser te y a pas remède non y a pas meilleur remède que ça parce que 2 en 1 la dinaa ci ñëw bu ci kanamee parce que qui dit pousse de poil demande à ce que ñu koy hydrater ñàkk hydratation boobu ngeen di def ci seen peau moom mooy waral képp koo xamante ne dafa am barbe bu demee ba watu wala bu ko amee sax day faral di xasanu mbay da day zulu léegi hélas donc ni nga koy waxee rek conseil bu fekkee daal bëgg nga daal sa karaw sëq bu baax ba nga mun a am barbe del faral di utiliser li nga xamante ne moom moo di huile de ricin mais bu demee ba sëq tamit am na technique boo xamante ne mooy bu ñuy wax mooy technique de brossage bi yaa ngi koy wax ndax léeg-léeg dina sëq d'une façon dafay baramu donc pour yëkkati xeet yooyu yëpp ce qu'il faut faire donc dañ lay demander nga utiliser ay brosse comme ñun ni ñu koy waxee à chaque instant qu'on parle de soins je parle de pinceau yoo xamante ne dañ koy wax même ci côté maquillage yan type de pinceau nañu utiliser donc pour les hommes dafa am ay
ay pinceau yoo xamante ne dafa am ay poils de sanglier moom nañ koy wax moom nañ koy defaree dina la mën a jàppale pour nga koy brosse te day permettre karaw bi sëq normalement te du baramu comme ni nga koy waxee. après ñun tamit on n'a pas tendance à avoir des accessoires chez nous. Effectivement donc ces accessoires là on les amènera aussi comme ni nga koy waxee dinañ leen ko indil et donner aussi les bons plans pour fan ngeen ko mën a jëlee. parce que jot na léegi tamit nit yi di jël soin de soi jël soin de soi nekk góor cela ne veut pas dire que tu vires dans un autre domaine mais bëgg sa bopp la comme ni ñu koy waxee parce qu'on le prône tout le temps aimez-vous et votre beauté apparaîtra mu di góor wala mu di jigéen donc bu fekkee nag yow da nga nekk bu fekkee dafa gudd par contre ma ñëwaat ci peñe bi ba tey bu fekkee ne dafa gudd on peut utiliser des peignes dinañ ci ñëw loolu c'est ni pousse de poil bi di ñëwee ci nit ki léegi voilà ku ci nekk donc ce qui veut dire que tu dois vraiment prendre soin de ça moo tax yow comme conseil yi ma wax tey bëgg naa nga jàpp ko parce que là je vois que ça pousse et tu as des petits boutons c'est parce que ce n'est pas hydraté et tu n'hydrates pas ta peau de ce fait que dama ci ñëwaat léegi dañ koy désinfecter wala au fait waaw ba pare wala avant voilà donc moom la ñuy ñëw ci li nga xamante ne moom laa leen doon wax bu fekkee sa karaw dafa gudd da nga koy utiliser peigne bi bu fekkee amoo brosse mais léegi li nga xamante ne moom moo ci gën a am solo mooy bijou da nga koy datt bàyyi bu la neexee sax nga def ko ay randa léeg-léeg nga gis kenn ku jonge baram bu gàtt donc bu ñu dellu see ci entretien bi comme par exemple Pape Cheikh vous les hommes da ngeen di faral boo ko toppatoowulee boo ko dee tàqar ñi dem nga gaañ sa bopp moo tax ñu naan la ngay jël brosse boobu nga di ko brosse boobu bu yi nga xamante ne moo am poil de sanglier dina la jàppale mais bu ñu ñëwee ci li nga xamante ne moom moo di hydratation parce que l'habitude góor yi dañuy sangu rek mais du ñu nettoyer wu donc da ngay gis seen barbe day faral non yow tonton gaar mi yow xam nga déglu ma yow tamit nag vraiment du ñu nettoyer mooy la xelal maanaam déedéet comme boo leen sangoo xam nga léeg-léeg góor yi effectivement bare na xam nga yow tonton tane na kaay sa doom a ngi te duma tudd rek bañ a jiñ na àdduna xool sama loxo rek moo ko fi dàq bu ñëwee dañ koy jàpp xam nga ñaata jigéen nañu ko ci waa merci kon moom la wax na lépp diw parce qu'en fait du ma diw suba sangoo donc du coup mooy li ma doon wax rek d'habitude on n'a pas tendance nous autres hommes de topp gëmuñu soin de soi bi noonu il faut di jël di nettoyer jël sa serviette fomp ba baax ñenn sax ñoo xamante ne dañu jël temps ñoom jël seen séchoir di ko sécher mais même le séchage que nga jël li nga xamante ne moom moo di sa serviette nga fomp ko léegi nag pourquoi lan moo gën a sonal nit yi u tax sa barbe di pousser ba pare buy pousser muy xasan parce que la plupart di nga gis kenn bu commencé am barbe bu la góor yi voilà ce qui fait que boo ko xoosee wala nga wokk ko daf lay jox ay picc donc pour éviter ça moo tax ñu leen naan il faut savoir l'hydrater hydratation boobu mooy comme par exemple huile yi ma leen doon wax sànq comme huile de ricin ngeen jël di ko ci def wala di diw seen yaram wala à la limite utiliser des baumes spéciales parce que loolu moom moo ko tax a jóg yëkkati ay li nga xamante ne moom moo di crème di ko appliquer ci sa barbe wala ci sa menton dina permettre sa karaw sa barbe dina sëq bu baax doo am ay boutons boo fekkee ne da nga watu te du indi indigestion yi nga xamante ne moom ngay am mooy sensation de woqatu yeeg yooyu et parfois même utiliser des gommages parce que xew na am na doo leen ko peut-être mun a def ci institut mais même yow ci sa douche boo jëlee sa gommage nettoyer dina set di nga paraître bien et tu n'as pas besoin de dire que tu te gommes wala mu nekk complexe ci yow occupez-vous de vos poils important surtout ñi am ay barbe de vos barbes voilà de occupez-vous de vos barbes d'accord mais karaw bi sax ci barbe poil la tudd non oui c'est des poils voilà occupez-vous de vos poils yooyu am na solo ñu ngi lay gërëm bu baax Mado li nga ci wax defe naa dina tax ñu gën a farlu pour toppatoo suñu ay karaw mooy karaw yu sew kawar bokkul ak karaw bopp voilà donc buñ ci bañee am ñuy wax duvet d'accord noonu lañ koy woowee ci tubaab c'est plus fin et quand c'est plus dur ça devient un poil et puis je leur conseille aussi di wut seen rasoir bopp wala seen tondeuse bopp bu ñu dem ci salon de bu ñu demee fu ñuy wotoo parce qu'on sait jamais utiliser benn rasoir bàyyi ko sa salle de bain 3 mois après nga utiliser waat ko 6 mois après ñu ci bëri dañ koy def et ce qui va le prouver mooy dinañ def ay micro-trottoirs et j'en suis sûre que la plupart des gens boo leen ko laajte ce sera ces mauvaises techniques là et nous on leur donne oui man rasoir bu ma am sama kër def na fa 35 ans loolu xam nañ ko Mado ba pare ñuy wat ci sa at yow les petits Mado ñuy wat il
faut ñu am hygiène aussi. bu fekkee sa loxo setul ngay wat nit yow yaa koy indil c'est pour ça que je demande nit yi nga xamante ni ñoom comme booy dem di watu nga yóbbaale utal sa matériel bopp bu dee am nga am ay bactéries bu la watee kañ mu dugg ci da lay kii et puis on montrera comme on a dit les bons plans pour trouver les matériels d'homme pas cher te mu jëriñ leen. Voilà merci beaucoup Mado mu nekkoon bien-être bi donc li ko tàmbalee tey ba ay bis dina ko jagleel góor ñi 9h42 mooy doog a jot bu leen fàtte ca kanam suba dañuy màggal li nga xamante ni mooy bis bi ñu jagleel poste alors loolu moo tax nag li ko tàmbalee tey ci bis bi ku dugg dinaa la may carte boobu ñu tuddee poste cash tout à l'heure ci supplément wu yeewu leen bi je vous montrerai la carte bi nag carte bancaire la soxlawul ngay ibbi compte carte visa la te 5000 la ñu koy jaayee ci bépp bureau de poste bu ma leen ko mayee dinañ leen ci defal lu toll ci 25000 donc enveloppe yaa ngi toll ci 25000 ku dugg ñu may la ko El Hadj Mbaye Garmi alxames bu jot moom la ñuy àndal ci fàttaliku ak ñun itam dañuy fësal suñu mbaax. waaw Baye Cheikh xam nga ne sax je ne suis pas en forme depuis lors hein. waaw loolu sax gis nga ko. wallaahi yàlla vraiment il faut rendre César ce qui appartient à César. quand même c'est le minimum kooku moom oui kooku moom dañu koy wax ba kere rek nu koy def. waaw pour mu dee mais incha allah ci kanam dina ñëw ci fàttaliku. voilà dama bëgg sax ñu dem ci léegi parce que tey ci suba bi ñu xëyee ci yéenekaay yu bëri Mouhamed Ndiaye ngi yegg si sax pour revue de presse bi xam naa dinañu ko wax dañu gis ni lim bi dafa yokku ci sunu mbokk yi nga xamante ni ñoo faatu wala ñu réer ca Makka ëpp na 50 ñi nga xamante ni ñoom ñoo porté disparu ëpp na fukk ak lu teg. loolee empêché wul quand même sénégalais yi nga xamante ni ñoo nekk Arabie Saoudite ñu gën a gëm seen bopp. parce que bëri na ci ay bénévoles élage. xam nga Pape Cheikh dafa nekk dëkk boo xam ne bii ka fa nekk rek moo koy miin. dafa mel ne TFM gi xam nga ñu fi nekk noo ko miin. te ku la jëkk ci néeg bu la demee na la toogeel nii. ñu war leen a nag jox tamit nag delloo tamit seen gëdd. ñu gën a jàpp ci liggéey bi. su aj gi ñëwee am na loo xam ne lii même bu fekkee ne Arabie Saoudite defu ko. ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi. te yàlla dénk leen kuréel bi nga xam ne ni ñoo yor walla aj gi. ñu associé ci ñi nga xam ne nii. ñoo nekk ci dëkk ba. waaw jël étudiants ya ngir seen liggéey bu mag bii nu def. jigéen ñi nga xam tam ñoo fa nekk mën a toppatoo mag ñi nga xam ne ñoo nekk ci aj gi. te buñ leen gisee mën leen di dimbali. loolu dafay nekk loo xam ne lii day gën a améliorer. gën a jàppale ñi nga xam ne nii dëgg-dëgg ñoo jógee Sénégal di dem ci aj gi. bi nga demee Makka ci bu yàggul laataa ji di am. dem nga fekki association yi nga xamante ne ñoo nekk ca Jidda. waaw association yi ma leen fekkee Baye Cheikh dañu ma wan ne ñoom réew mi de. jàppale woon nañ leen avant loolu. mais boole bi nag moom la ñu deful. boole leen ci aj gi. kooku moom jotuñu ko def. d'accord te ni nga ko waxee ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wax fooy toogee dana la toogee nii parce que bi mu mettee ba metti defuñu convoi bu jógee fii dem fekki leen. ña fa nekk ñooy seet la nga xam ne moo ca war. ñoom ñu def ko kon ñooñu nag bu fekkee ne bu dara yëngoo ñoom ñu tàbbal ci seen loxo dañ leen war a jàppale. te am na te tamit dëgg-dëgg xam nga am na réew yoo xam amul démocratie. te du fa am mukk ba ilaa yawmi diin. parce que ay royaume lañu. waaw dafa am seen i sart. waaw dañoo am seen i sart boobu du fa jóg. wax ju bari du ko defar. déedéet parce que ñoom yàlla mën na leen gan. man nañ li ñu war a man am nañu seen doole bopp. te tamit démocratie du fa am kon nag yow mi nga xam ne nag yow yaay def sa stratégie mën a jàppale ñi nga xam ne ñoo fa nekk soo amee jëyee amee dëgg-dëgg nga mën a taxaw dëgg-dëgg ñi nga xam ne nii ñoom yow yaa leen war a couvrir yaay war a couvrir mais nag dëgg-dëgg bari na loo xam ne dal na ci tey ci kaw nguur gi dëgg-dëgg bu ñu jaaroon fa war a jaar dana gën a oyof. voilà samedi rek yaa ngi ma koy wax ci ndaanaan bi ne bëri na ay étudiants yoo xamante ni ñu nga foofu ñu ngi leen ci gërëm bu baax ñu dem ci bénévolement kenn fayu leen kenn waxu leen mais dañoo jóg parce que ay doomi Sénégal lañu di wër hôpitaux yi nga xamante ni ñoo nekk Arabie Saoudite ku nekk def ci lu am solo loo xamante ni ba seen liggéey feeñ ci réseaux sociaux yi nous on ne les connaît pas mais on a juste remarqué que ay doomi Sénégal lañu yuy jàppale seen réew ci seet gi ñuy seet ñooñee nga xam ne ni ñoo faatu wala ñu loru ci jëyi jooju am ca Makka ñu dem kon fekki sénégalais yooyu nekk ca Jidda. waaw bu fekki leen rek ndax dëgg rek am na fa association yoo xam ne yi ku mel ne dëgg Ami Sall moo ko jiite. Seynabou Faye ma nga xam ne tamit ñooñu sax ñi ngi yëngu sax ci wàllu politique bi am na sax loo xam ne wax nañ ko Macky ak président Youssou Ndour ndax bu nu sañoon tamit nee na am na fa xam ne seen loxo jotu fa. ñu gën leen a jàppale. waaw ñu gën leen a jàppale te nee nañu ñoom xëy na bu ñu jaaree ci ki nga xam ne mooy seen yaakaar. moom la ñu xalaat ne bu ñu ci jaaree li ñu bëgg danañ ko am. muy président Youssou Ndour moom tamit dëgg nag ñu déglu ay maa boobu déglu dellu saa waxtaan wi. ayca. commissaire au pèlerinage
di wax ci programme aj ba di ñu gërëm ñun les recrutés locaux yi fii ci Arabie Saoudite waaw dañu sant di ñu gërëm ñu ciy kontaan ndax xam na sunu njëriñ ndax ñun avantage bi ñu am ñoo xam dëkk bi ñoo dégg laajte ñun boobu avantage lañ am te it xam na ne aj bi du lu ndaw aj bi ñun ñoo leen gën a xam ne du lu ndaw foire internationale pour tous les musulmans ñu ci amee nag ñu ne kon ñun xam nañ ne du lu ndaw ñu di ñu ci jël ñu di ci liggéey ñun ñëpp am nañ équipe kon ci loolu rek laay wax pour bañ a répété ci la wan na la tamit lii nga wax muy am na idole muy Youssou Ndour son excellence ànd ak Macky Sall bu ñu yemoon ci gis ni Youssou Ndour def ci Macky Sall rek Youssou Ndour neex na nii ko xale yi waxee ne suñu yaram ne suñu idole mooy Youssou Ndour dañ cee kontaan ñun ñëpp di ci sant bu baax di julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam nañ ko daan ñaanale yàlla moo def ñu jóg rek bëgg Youssou Ndour te yàlla tax ñu di ko ñaane te yàlla rek tax ndax jullit la boo demee ci place su ñaanukaay jullit bi sax xel dem na war nga ko mën a ñaan te yàlla tax wërsëgam la ñu di ko def seen dugub ci dara yàlla rek tax ñu di ko def di ñaan yàlla yàlla nangu ñaan yooyu ñu gën a tee bëgg nag président Youssou Ndour ndax li mu bëgg président Macky Sall dëgg la président Macky Sall waaw dafa jox waa Arabie Saoudite seen gëdd dafa ñëw fekk ñu sonn lool nag comme ni ko xale ma awa ma waxee ñu dugal tànk dugal loxo pour mën a am suñu fi bopp góor ba am suñu fi bopp taxawal ko ba mu taxaw kenn mësuñu cee fekk mais président Macky Sall ñëwoon na lu ngeen nekk da dinaa ca ne dëgg la lu ngeen bëgg dinaa ca bëgg ndax sama njaboot ngeen ñëw jàppale ñu école bi mu fekk ñu samp ko defar ba mu taxaw ba am ay classe di jàngale président Macky Sall ñun wut leen école ma jëndal leen ngeen am seen école bopp ci turu Sénégal donc président Macky Sall mutuelle de santé bi ñu taxawal am suñu yëfi bopp taxawal ko avant président Macky Sall di ñëw fekkewul dara waaye ba mu ñëwee sama kër ñu wax ko mu njëkkati 1000 riyal dugal ko ci ne ma Adja Amit duñu leen di jox booba doole amul ñu yëkkati 1000 riyal def ci ba tey ji macha allah tabaraka li mu ci dolli ku nekk xam na ko ñu koy sant bu baax na di ko gërëm di bëgg na président Youssou Ndour jàppale ñu soo gisee ñu jaar ci moom mu ñu gën a jege président Macky Sall te xañ ne ni mu koy jàppale ñu jàppale bu ñu ko noonu ñu xalaat ne bu ñu jaaree ci Youssou Ndour nañu mën a fexe ba jàppale ñu ba li ñu bëgg lépp ci réew mi ndax doomi Sénégal lañu fa lañ jógee fa lañ ñaan yàlla dellu te bëgg nañ bu ñu ñee am luñu jàll bi nga xamee ni élément bi mu ngi jàll sax yeneen sénégalais ay jigéenu jàmbaar yu nekk États-Unis ak nekk ci yeneen dëkk ñu ngi ñuy bind ni ñoom itam seen ay daje bu doon seen sago ñu koy wane ci tukki yi nga xamante ni El Hadj Mbaye Gar mi da koy amal ci pàcc bile xam naa loolu dinañ ci waxtaan ca kanam mais ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofu ca Jidda dëgg la am sa moyen nas sa kuréel ngir jàppale waa Sénégal yi nekk foofu baax na ci itam autorités yi nekk fii gën leen a taxaw. waaw xam nga Baye Cheikh li ma ci gën a jàpp ci seeni wax tukki boo gis dafa am retour te ñii tey am na benn âge boo ko soo ca tolloo da nga war a wàññi ko nag ñëw sa dëkk surtout que dëkk yi dafa bëri ay jigéen yu mag yu yàgg ci dëkk yooyu xëy na seen càmmin yi ak seen doom yi ni ñuy gën a mënee naka laa ko mën a waxee speed pour lijjanti seen bopp ñoom mënatuñ ko ay mbootaay la ñu def te souvent sax duñu leen bàyyi xel am na ci dëkk yoo xamante ni boo fa demee samedi ba samedi dañuy dajaloo ci seen ay tour par exemple Paris maire yi yàgg foofu noonu te duñu gis jàppandal bi ci war dëgg la moo tax daal dëgg vraiment ñoom i tamit war nañu jéem a fagaru xalaatam seen wàññi ko waaw parce que Baye Cheikh am na réew yoo xam ne boo fa defee certain âge certain at ba mag dab la fa da ngay teel a wàññeeku balaa mais wàññeeku tamit dafa laaj préparer sa bopp fii waaw retour dañ koy préparer mais léegi dañuy nekk rek ci benn dëkk mu neex rek ñu toog ba retour jot mu metti te léegi bari na dëkk yoo xam ne yii accepté tuñu mag déedéet ñoom seen magu bopp sax dañ leen di sonal waxuma la ak magu bu jógee beneen dëkk ñoom seen i magu bopp sax dañ leen di yóbbu ci ay maison de retraite bàyyi nag di leen encadré yoo xam ne daal dëgg su ñibbisi jotee ñu mën a ñibbisi te bu ñu ñëwee mën a am tam fu ñu casé wu dafay nekk loo xam ne lii lu am solo association yi nag ñoom ñi ngi waajal seen bopp kooku nag dëgg ndimbal la ndax ki nga xam ne moo ko jiite di As Touré ak dëgg Ndey Kundul
ak suñu jigéen suñu xarit nekk tam nit ku yàlla baaxal di Awa Mbaw ñoom ñoo bokk nekk daal yor kuréel yooyu di ko doxal bu mat mais daal dëgg daal fu waay nekk bàyyi xel ne daal lu mu yàgg daal da ngay dellu sa dëkk nga préparé sa bopp mais Baye Cheikh da ngay dem Paris léeg-léeg nga fekk fa ay mag ñoo xam ne sa yaram day daw wallaahi sa yaram day daw wallaahi te ñibbisi daal dafa am wallaahi te am na ci ñoo xamante ni ñu ngi nekk ay jàmbaar ba tey am naa sama yaay boo xamante ni li ma ko naan bi ngay ñëw France booba tàng bateau le Sénégalais yi daan jël pour dem France te boobu ba tey mu ngi nekk jàmbaar ñu ngi koy nuyu bu baax Adja Koumba Diop moom sama yaay la saa yi ba demee France këram lay dal moom tamit am na fa njabootam et tout ça am na ci ñoo xamante ni tam dañu seen vie foofu la parce que foofu la ñu tàmm foofu la ñu xam parce que xam nga faju bi waaw fa la yombee fa la neexee am nañ fa tamit ndimbal boo xam ne day jóge ci gouvernement bi ñëw ci ñoom fa la yombee bu ñu ñëwee fii tam sonn moo tax dëgg réew mi liggéey daal war na fi war na fi daal y a de quoi yoo xam ne yi war nañ ci waxtaan li ñu fa war a def daal bari na daal en tout cas may wax surtout ñooñu nga xam ne ni bindee nañ ñu Amérique dëkk yëpp fu mbootaay am te sénégalais yi nekk fa yeewu leen dina fa dem dina fa ñëw de temps en temps bu ko defee wanale leen ak seen i activité comme ni ñu ko defee association yooyu nekk ca moo tax dina la présenter benn insha allahu taala su ma jotee base kii bi ak cassette bi ca Genève def naa ko fa mais loolu jaadu na waaw loolu moom dañ leen koy jagleel moom waaw dañ leen koy jagleel ñoom association yooyu nekk ca bitim réew parce que ñu ngi liggéey nag mais bu ñu ko wanee ñeneen danañ ci mën a roy ñoom itam dina mën a yokk seen jom pour ñu gën a mën a liggéey dinañ leen mën jàppale sax surtout donc association yëpp ñu ngi leen di ndokkeel bu ñu mënoon lim ñëpp lim leen waaye xam naa El Hadj Mbaye Garmi mu ngi waaj tamit di gën di leen seet si bu ko defee di ko indi fii ci yeewu leen bi di leen gën a wanale ak ñoom mais ça je l'ai fait gratuit waaw ndax ci sama biir congé ci laa ko def fi nga ko defee waaw ñu ngi koy fàttali kon nag loolu nag mu nekk loo xam ne lu am solo la parce que léegi nii bi muy jàll tonton Maga ngi wax ak man ci nopp bi naan ma bu reportage bi jeexee rek dóoral ci table ji loolu la ma wax Baye Cheikh non y a rien nag naan ma dóoral ci table ji man kay xam naa ne y a rien wallaahi alors ñu ngi nuyu association yu mag yi bokk na ci sama benn xarit Ibou Ba journaliste la woon fii bokk na ci sama mag journaliste yi ma yar ca RTS moom tamit nas na benn kuréel France ngir jàppale immigré yi nekk foofu moom Ibou Ba ñu ngi koy nuyu bu baax ak yeneen association yi nekk ci yeneen dëkk yi en tout cas dinañ dem di leen fekki bu ko defee di wan Sénégalais yi seen liggéey 9h54 laataa ñuy àndandoo ak Mamadou Mouhamed Ndiaye pour partie bi mujj bi muy revue de presse bi mooy xóotal li ci yéene kaay yi Zeyna ak grand boubam la ñuy bàyyi mu ñëw wàllu muy fudd yaa ngi fudd rek da bay waaye tey da ngaa nar a sonn ndax boo demee ak internet yi léegi nii soo noppee 10 heures yaay permanence jox ñu programme mu tey bi soo paree permanence su ma paree yaay internaute pour wareef tey di nga mel ni man ci télé bi waaw gis nga de waaw tey moom dafa mel ni dinaa la tey Baye Cheikh tey yaa ma wàllu dëgg la Pape Cheikh alors damay njëkk fàttali li nga xamante ne moom la ñu laajoon tey suñu amino ci Pape Cheikh parce que dañ leen waxoon ñu jox ñu un message boo xamante ne dañ ci taxawu famille victime yi nga xamante ne ñoom ñoo des foolee ca mun naa ca bousculade ba fa amoon Samba Thiam nag daal di wax que le bon Dieu les assiste et apaise leur souffrance qu'il accueille au paradis tous les musulmans qui ont perdu la vie dans cette bousculade. Yaayam Ndeye Payba ne c'est le bon Dieu qui en a décidé ainsi et ils sont directement au paradis. Que Dieu leur donne la force et la foi pour prier pour leurs parents. Amin Iyaka. ma pare ak am Sidi Diouf nee na ils ont certes trouvé la mort dans une bousculade mais le bon Dieu avait décidé de leur décès bien avant cette tragédie ce qui veut dire que ku sa heure ñëw rek nga dem qu'Allah le Tout-Puissant les accueille au paradis et que la terre leur soit légère et courage à toutes les familles des victimes message yi nag Pape Cheikh bëri na waaye malheureusement mënuñu jàllale lépp message yu touchant xanaa rek di ñaan yàlla ba tey ñi nga xamante ne des nañ fa mu yërëm leen te xare leen àjjana Pape Cheikh. Voilà discussion bi dafay continuer ci suñu page Facebook allez faites vos commentaires waxtaan la parce que yeewu leen sax c'est un réseau social balaa nga koo xam nga nekk ci kër yi fajar gi ñëppay xëy di préparer di seetaan en même temps de temps en temps ngeen àggale ko ci rajo bi parce que yeewu leen am na en mode FM ci 99.4 ak ñi nekk ci biir kër yi yéen la ñu ko jagleel Zeyna ñu ngi lay gërëm bu baax on te retrouve dans quelques minutes dina tomber ak 10 heures jot pour li nga xamante ni moo di permanence en attendant dañuy àndandoo ak Mamadou Mouhamed Ndiaye pour li nga xam ne ni moo di revue de presse bi Mahmoud ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyu Pape. ba jàmm nga fa naane. sant yàlla rek naka xalaas. waaw ñoo ngi ciy góorgóorlu tey lan moo gën a fës lan moo gënoon a fës ci ca bopp xalaas. xalaas.
kan la. bëri na de. waaw ndax yow yaa ngi koy déglu est-ce que. man. yow gisoo sama écouteur. dama yeewu leen di déglu xalaas bi. tey déglu nga ko. ñàkk a déglu RFM Mbour. tey déglu nga ko yow tam ba nga nee asalaamaaleykum damaa tiit. la nga nuyoo tey. waaw déglu nga ko tey. tey mun naa la wax sax ku def RFM matin. kan. Anna Rocha. tey déglu nga xalaas. mais attends Lisa Dior mooy def RFM matin. waaw tey xam naa ni Lisa defu ko. waaw dama lay laaj ndax déglu nga xalaas. déglu naa la tey waaw. ban élément moo ci gën a fës. élément boobu rek. El Hadj Garmi maa ngi lay nuyu. maa ngi laa fay Mouhamed. baa yaa ngi ci jàmm. ça va siyaar naa la. merci. Bijou. Pavlov. tey boobu la. Rokhaya na nga def Rokhaya. ça va bien. ay ca Pape. ñu dem ci yéen a kaay. waaw daanaka li nga doon junj sànq de moo ci gën a fës waaye ba ma xam. ñoom ñëpp loolu la ñuy waxtaane tey de la xew Màkka. ñoom ñëpp loolu kenn mësul gis loolu. doy na waar. jërë ngeen jëf. ñu door ak enquête mi xëy dikk ak ñun ci la xew ca Makka boole kook ni mu ko tuddee Makka macabre noonu la yéenekaay bi xëy gisee mu di li mu doomi Sénégal yi nga xam ne ñoo faatu ca buuxante ba woon ca Mina fanweer ak ñett lañ doon wax yéenekaay bi ne nañu romb na ko nag léegi ñu ngi ci juróom fukk ak ñeent maanaam 54 pèlerins yoo xam ne faatu nañu journal bi nañu am na it yeneen fukki ujaaj ak ñeent mu di 14 yoo xam ne jamono ji faatu nañu mais kenn identifié gu leen Sud Quotidien xëy ci dellu siwaat moom li mu gis moo di jëyee joojee nga xam ne am na ci mun na mu di musiba bi yëf yi ak ñaawteef ak tiisoo ma ngay gën di wéy fi mu nekk ni kon jeexagul observateur dellu si ci du ci xët mu njëkki waaye ca wet ga ne bu ñu gisee observateur ma nga noona li mu gis moo di juróom fukki doomi aadama ak ñeent ay doomi Sénégal lañu faatu nañu ca buuxante ba woon ca mun na foofee ca Màkka am na nag yeneen ñoo xamante ne ji war nañu identifier seen i corps maanaam seen i néew wax ndañ ay sénégalais la ñu am déet la turbine moom it dellu si ci moom i leen mbir ak li nga xamante ne ji gis na ko moom démb la turbine dafa waxoon ne daal li faatu ci Màkka romb na kon juróom fukk wax na dëgg ndax mi ngi ci léegi juróom fukk ak ñeent yéenekaay bi nañu te nag yamu ca ndax am na benn waay boo xamante ne ji moom ma nga ca kasoy Màkka yi ñu tëj Pape li mu def mooy dañ koo jàpp muy sàcc moom waa joojee Louga la dëkk waaye da di am njàmbur bu jàppul njàmburam ci gàttal daal turbine nee nañu li ko may sens nag moo di daa dëkkul ca Màkka mais bu dëkkoon ca Màkka dañuy dagg loxo bi mais comme dëkkul Màkka tax na dañu koy tëj juróom-benn weeri kaso. fu ñu ko tëj fii Sénégal wala Màkka. déedéet Màkka lañ koy tëj. lu mu def dafa sàcc. ok nee nañu kooku nag commission bi moo ko yóbbu woon. d'accord vol numéro 5 la demee woon moom waa joojee mi ngi wuyoo ci turu Badara Lo. d'accord Aïda Ndiaye Badalo mi ngi ci xët mu njëkk Grand Place yéenekaay bi dellu si ci ak ni nga xamante ne ji ni la bokkee ci ujaaj yi des ca diwaanu Màkka journal beeg Aïda Ndiaye Badalo ak dundam ak ni ñu ko tuddee mu di yaay Fallou Mame Diarra li Grand Place gis moo di ak dund la gu jeexul ñi gën a jirim nag ci faatu Aïda Ndiaye Badalo mooy turandooy soxna Diarra ya nekk ca daaray Mame Diarra bu sëgg a nekk ca fi nga xam ne moom moo di Poroxaan Walf Fadjri ñëw ci li xew ca mun na ak jëyee jàkk ni mu amee doole juróom fukki doomi aadama ak ñeent yu faatu fukk ak ñeent yoo xamante ne ji kon dañoo réer kenn gisagu leen Le Soleil moom gis ay dogal yu bawoo ci njiitu réew Macky Sall démb la ko jël ca conseil des ministres mu di téeméeri millions yoo xamante ne ji dañu koy teg ngir jàppale ci ñi gaañoo foofee ca Màkka maanaam ñi fa amee ay gaañu ak mbokk ñi nga xamante ne ji kon dañu faa des loolee Macky Sall moom moo ko wax démb ca conseil des ministres populaire nañu waa Parti démocratique Sénégal ñoom waxuñu loolu li ñu bëgg mooy muy Macky Sall muy ab gouvernement am nañu abale ndax dañoo tëlee seenu tëlee feeñ na ci li xew ci mun na gars yi PDS ne bu fekkente ne ñoom Macky bëgg nañu nit ñi gëm ne li xew mun na metti na leen li leen war mooy nañu démissionné njiital gouvernement bi bun jonn ci observateur la fa xew yéenekaay bi nañu moo di ni ñu koy songee ak li ñu koy wax Macky Sall bëggul loolee am li tax mooy yaa ngi doon dégg am na ñu doon wax naan bun jonn premier ministre bu Sénégal dafa day nee na day démissionné wax ja metti na Macky Sall ba ñuy wax loolee lay wër ndax dafa gis ne dañu bëgg a yàq cohésion bi ci biir parti bi ban parti la mu di APR direct info xëy ci dellu siwaat ak ñi nga xamante ne ji journal bi dafa gis na ñooy ñi sospect APR mooy ñi ko doxal bokk na ci Alioune Badara Cissé bokk na ci Mbaye Ndiaye bokk na ci Mahmoud Saleh bokk na ci Moustapha Cissé Lo ay jàmbaar la ñu woon bi parti bi sosu mais fi mu nekk nii ci perte de vitesse la ñu nekk ki ànd ak vitesse dëgg Pape mi ngi ci quotidien Bougane Gueye Dany yéenekaay bi nañu fetal la génne agent yu mairie bu Barthélémy Dias ndax ca fi nga xamante ne ji moo di cité kër góor gi Barthélémy Dias dafa santaane woon déguerpissement ci rond point bi ba ca taax ma nga xam ne fa la des médias nekk léegi oto yi la bëgg ñu jëlee ko fa ba muy roñ ba yegg ci oto yi Bougane yi nag ci la Bougane génnee fetal moom it fay naar bi xoromam Bougane nag nee na da doon aar teraangam di aar boppam waaye li doy war ci libération la ko wax moom Bougane Gueye Dany mi ngi ci xët mu njëkk journal bi nee na li tax mu defee noonu mooy moom assassin la jàppee Barthélémy Dias raykatu bi te kat Mouhamed Ndiaye day ruutale waaye man kenn du moom bii fa foore lu leer laa la wax de ñu ngi lay gërëm bu baax nga ni premier ministre bi nu mu tudd wala dem nga ba pare. kanti non merci grand. mooy tontu de laaj bu leen micro bi amul problème.
xam naa ko ëppal na sañ naa wax te da lay tibiri vidéo léegi nii en direct te àdduna du ko jar allez nous on va rester avec vous en direct ñu àndandoo ak yéen gunge leen ci supplément wu yeewu leen bi El Hadj Bon Mbaye Garmé ngi toog ajaratu bisu bu ñu demee nag ba nekk ay pa ak ay mère noonu la ñuy waxante Adja Mado ana xale yi Adja Kia Adja Alfred Adja bisu Adja Malle waaw man Adja Khadim Adja bisu Adja tonton astafurla Alaaji tonton Mbak allez on va vous laisser en compagnie de Zeyna pour li nga xamante ni moo di permanence on va goûter dans quelques minutes li nga xamante ni mooy suñu tagine est-ce que pare na yaa ngi koy soos de yaa ko togg yaa koy lekk arrêté ok donc lii mooy tagine Alfie nii lay nuróol xam nga sànq newoon naa leen dafa cu yàppe petit wàcce sa caméra bi waaw këy ay yow wax ko yaasa ndax xolam di sedd ok dafa yaasa kariwe donc pendant que Zeyna di def permanence ñun mën nañoo ñam-ñame ub ko très bien on vous souhaite une bonne journée restez avec nous bu leen fàtte ni ci supplément wu yeewu leen bi dañ leen di jël ci téléphone bi ci 88 628 22 22 ku dugg dañu koy may 25000 ñu ngi koy def ci carte yi ñu tuddee poste cash te poste jagleel leen ko lii sabab loolu mooy ni suba mooy journée bi ñu jagleel poste Mohamed Ndiaye Kumbis mu ngi lay nuyu à tout à l'heure